taaru Parcelles Cheikh Sadibou Touré. waaw boobu mbokk yi ñu ngi leen di ñëpp di kontaan ci daje bi ñu daje fii ci buntu kër gi nga xamante ni mooy moom Cheikh Hadji Malick Kébé di suñu xarit di suñu frère di nit ku baax di nit ku yaru nit koo xam ne ñu boole dafa bari ci bari ñu nuyu ko sant ko gërëm ko li waral la ñu nuyu ko sant ko gërëm ko mooy lépp lu mu def rek dina ci nañu ci boole yàlla na mu bëri sama jabar ji loolu mu soxla léegi sa set fonk ko bàyyi ko jox ko cër xam naa ni nag avant may sori moom la ñu boole dafa bari bu njëkk bi dañu bokk suuf saa ndox moom parce que góor gi maam Manoum mooy maamam góor gi maam Manoum maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Aliou Guèye Serigne Aliou Guèye maam Cheikh Hadji Malick góor gi maam Manoum maamam moo daan séddale nagu gàmmu yi ak xaru tabaski yi ci xadara kër maam Cheikh Hadji Malick daal ko def ci diggante xalifa ba Cheikh Sidil Boubacar le meilleur maire du Sénégal wala président taxawu Sénégal ci yar ak teggin ñu tuddee ko Serigne Babacar Sy muy nit ku baax renouveler cofeel ma confiance ci moom mii nga xam ni da koy taxaw waaye di ko jàppale ci bëri Malick nag nekk koo xam ne wax naa ko nee naa ko nit ñi amatuñu jot léegi di waxal nit lu ñu gëmul parce que fii ne koo yaakaar léegi yàlla yaakaar kaas yee uute rek mais ku xëy guxu te maa ngi wax benn kilifa barki dem man ko man de léegi bàyyi naa ci waxal ñu bari parce que ñaar dafa tax sol jasneer tàngaay daa métti faute mi cher waaw sol jasneer tàngaay dafa métti ba pare faute am cher wax ba pare géer ñi faw ñu xam valeur géer ñi nag dañoo bari ca wute mais Malick moom ku ko am ku baax téye ku baax téye noble téye ku tranquille mais ne ku téye ku calme mu ànd ci ak ay nit ñoo xamante ni dinañ ci ñëw léegi Aliou Ndiaye mi ngi nii unité 7 di suñu frère notre ami di ko baax taxawul unité 7 di liggéey bu rëy rek unité 7 di ko jàppale le président Khalifa Ababacar Sall xaali yàlla na yàlla dolli yiw ak barke ci daraja yonent bi salaay salaam Famara Sané sunu xarit unité 10 Serigne Mansour si borom daara ji moo ñëw 10 xool 10 ba jàng mu ne 10 de dootul 10 xaali ñu ngi lay nuyu di nuyu waa unité 10 yëpp di nuyu xaali ñu ngi lay nuyu xaali Ndiaye unité 7 di nuyu Famara unité Sané unité 10 Famara ñu ngi lay nuyu waa unité 10 yëpp nuyu Ndeye Diouf unité 17 sunu jigéen ñi loolu yàgg na nuyu waa unité 17 yëpp soxna Ndeye Diouf ñu ngi lay nuyu soxna Hélène Sarr unité 12 Hélène ñu ngi lay nuyu di nuyu waa unité 12 yëpp di ñaan yàlla dolli yiw foofu di nuyu Émilie Coly 12 di ko ñaanal moom it jàmm di nuyu Mohamed Cissé sunu xarit unité 22 sax ñuy forante ay péppi ceeb loolu yàlla dogal mais ni nga def ndég isa ñun ba démb ak bërki démb ak sama yaay ngi noonu di ñibbi léegi saa bu ma nuyoo wax ni nga defal ndég isa ni fat aw yàlla na am jàmm kon teraanga yooyu yàlla ko yàlla yàggal ci yow loolu ñu ngi lay bëggee nuyu bu baax Fat Lam ma dellu si waat ci moom le grand couturier xam naa ni dama ñaawal sama émission yi di ñëw moom laay def sponsor bi sama plateau yi may njëkk a def xam naa yow yaa koy ñaw di nuyu bu baax suñu jigéen bu baax bi Fatim Diop Fatim mi ngi lay nuyu di ñaan yàlla guddal sa fan sa sœur bu tedd bi nit ko baax parce que sa rek ci nit ki rek koo ko reculé woo yombul Fatim macha allah allahumma la turu yàlla bu leen cat yàq yàlla bu seytaanam seen diggante ñu ngi kontaan bu baax di bëgg ci seen toogaay mooy taaw bi njëkk a judd njëkk a baax loolu yàgg na trop te taaw dafa am solo yaayam nag bu dee àll bàyyi ko rakk bi mu sës si mu uuf leen ñoom ñëpp te loolu rek moo am solo nag waaw Serigne Mansour si borom daal di daan wax ne tegle bu jubee ca ndab bu njëkk ba la xooma lan mais moom lii moom yàggee ko def lu simple rek civilisé xam nga rose moom kenn ku ko solo ku dul yow nan la laaj ne lay dangaa juum waaw mais rose boo xam ne gisuma ci bleu gisuma ci noir ñi koy sol yombul de gis sa rose bi nga xam ne du rose Lac Rose de waaw yal na yàlla defal la jàmm baax trop ca yaru macha allah yaru lool si lui c'est le macha allah taala ni magam yi di def moom lay def dëgg la jiital ma ca tutuma fakk moom sa ba pare nag ndey sa foo ko fekk mu defal la teranga man de fu mu ma séen xàmmee ko ma jëm même boo ko gisul sax moom moo lay xàmmee ko yal na yàlla guddal sa fan sa sëriñ ba Ndiogo Fama ca Barsaq Sidi Fagay Mete Diawar Soufeta Aram Bongo soxna Ndiaye Mbaale Ndiaye Biram Xudde Tamba Baye Serigne Cheikh Tidiane si soxna Sukan la ni wooye yaayam Asukan Marème Salbe Marème Salbe Kasu Sarr
mbokk ndey Serigne Pape Malick Sy Thiat mbokk ndey Serigne Abdou Aziz Al Amin ca Tivaouane Al Amin ca Medina Bakarek Daraman Ndiogo Fama ca Barsak Sidi Fagay ma ca Yawar Sofeetu Aram Mbongo Soxna Ndiaye Mbala Ndiaye bena xuja tamb Xalifatu Cheikh wal Muxtaariya Sidi Mbër yaa fi fajal diine ayta namtañe karawar yow laa wax loolu waxuma ko kenn yow yaa am dàkk moom yow yaa am loolu de keneen amu ko de da nga li mën a tàgg yow yaa am loolu satu yoon nen gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom sa présentation fi dàq de nee naa la yaa fi dàq présentation Sidi Fagay Demba mi ci Jawaar bokkul ak gars yi de Roqe Njaali booy misal sa Fama ca Barsak Diane Sambay koo koy bàyyi Serigne Cheikh Tidiane Sy Sambay na soxna Asukan Marème Salbé góor gi ni Xalifatu Cheikh ma jox la ko junni yaa di suñu mbër yaa fi fajal diine ay daanam te ñëpp la war leen tabak ubbi na yoon bi ah bilandaay moo ko yeyoo rabbun tabaraka aw rabbun taxaddasa nee naa la ko bokkal Fatim Taaw fil Abdourahmane Cuq dëgg la de foofu nga bokk nee naa la Al Amin danaan woo Ibba Gueye Ibba Diop seen baay ni ko kaay mu ñëw mu ni ko sagar yi ci sama yaram yaa ko moom. dëgg la de. jël lépp jox ko. tabaarkalla macha allah kon bu la Abdou tuddee foofu yow foofu ngeen bokk. waaw dëgg la de. macha allah. kon koo xam ni moo doon taa tey ndeer moom jigéen la woon tam ja. maa jox Sall Bigué ba nu xëy takkal ko ndombal tànk biir Kajoor. nekkaan njëmbat mbooj moom jigéen ñi waalo yi dañoo dajaloo ci benn nekk taal seen bopp Adama ngi noonu taalibi borom xel kom borom njurul Serigne Saliou Mbacké bàyyi Serigne Abdou Karim waaye nag di taalibi Serigne Babacar Sy waaye nekk une grande dame boo xamante ni doo ko seen mukk ci ñàkk fay daw la doy di nekk na plus de 7 ans ci benn service Adam boo seen tey Adam boo ngay seetaan du taxaw góor ci mbedd boo ko arrêté du taxaw civilisé ba pare nag foogoon naa ni alkaati bàyyi na dóor mais man dama ko gisaat léegi rek ma dee nii Adam 2 mois la am Adam daal la ñu nii rek moom Adam ma xamoon daal la ngi yàlla na jàmm yàgg nuyu bu baax nag ki nga xamante ne nag moo waral mbir yi muy sunu jabar ju baax jee di chéri Cheikh Hadji Malick Kébé mii nu mu tudd sax suñu jabar ji yaay da baax soxna Aji Ngom di yaay da baax Malick nee naa leen bu ko si moom froissé wul rek wala mu xëy normal rek Aji Ngom bee la tàccu leen ni suñu jabar ji nag kii mooy borom ceeb bi waaye nag mooy yaay Cheikh Hadji Abdou Aziz Malick da baax soxna Aji yàlla na yàlla defal la jàmm bu nit ñëwee sa kër da nga koy téye jox ko cëriñ nga ko war a jox fonk ko bàyyi ko xel sa jëkkër na yàlla dafa dogal xaalis boole wuñu il faut mu leer ci kanamu nit ñi gis nga ba doon xaalis nday may mii xam na li may wax du ma déplacé wu mètre mais moom rek moo mën a bàyyi ba dernière heure ay midi mu ne ma woo naa ndey sa woo naa pour que passer les parcelles waa nekk ci beneen domaine parce que nag Mamadou Gueye l'original da koo wax koroog muy wax bu garaaw Mamadou Gueye moo ne ku naan léwal naan deuxième naan troisième ngala bul yeey mbuum mi déggoo leen sama wax ji de ku naan léwal naan deuxième naan troisième ngir yàlla bul yeey mbuum mi mbuum bu njëkk da nga daan gis xale bu ne la may moom mbuum nga def ci suukar waaw mais ngi waay naan nga léwal naan deuxième baal Malick nag xellee troisième bi nag wala ñeneen ñi yal na yàlla def jàmm du nuyu Khalifa Ababacar Sall di ko ñaanal gudd fan président Khalifa yal na am jàmm nit ku yaru ku am détermination ku bëgg réew mi Ousmane Sonko wax na ko Aliou Sall le frère du président de la République wax na ko nee na ko réew mi yëpp yaa leen gën a yaru réew mi yëpp yaa leen gën a dal kon boo defee lu day ni jël drapeau bi tuddee ko taxawu Sénégal ñëw indi ko fii Dariel Malick Kébé nga xam ni président da ko wóolu waa taxawu Sénégal nekk nii kon defati nga lu rëy drapeau bi nag di nga xam ne laal nga laalaake nag cortège yi dinañ bari de nga ni ko cortège yi dinañ bari mais grand boubou yi comme gi dina bari dara jee yonent bi nag laal nga laalaake parce que ki nga tuddee bis bi di nga xam ni doomu parcelle la xale bu baax la xale bu yaru la présentation boobu laa doon def jëlaat micro bi jox Ndeye Issa moom it mu def présentation. maaleykum salaam. waa kon maaleykum salaam. waa léegi mbooloo mi tabaarkalla macha allah dañuy nuyoo ku ne xam nañu tey jii ci samedi gi programme yi bari na waaye dañ ni boo xamul nit ki na nga koy def na mu la defa tax fii ma toog tey jii wallahi la azim Fat Awa mais Ndiaye Massar tabaarkalla dun ni lenn yëngu na ci Malick Kébé
wala Fadlam Diop mii wala Fatim wala Ndey Asu te duñu jóg Malick Kébé nag di suñu càmmiñ di suñu xarit diggante ñaari kër yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay toog naa ñoom seen papa ni yow yaay taawam bu góor ci biir kër gi toog naa seen papa ni ñoom ñii yaay seen wéttal yaa ñoom yéen a bokk ndey yéen a bokk baay ndax nag tabaarkalla waajur yi ni nu ànde woon sance ko kër yi ngeen màgg fekk fi loolu dindiwu leen ko kon Malick Kébé ñu ngi lay ñaanal bu baax Kébé ñu gaaleeg mbay lii nga bëgg ci parcelle yal na la ko yàlla mottali ndax nag dañ ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën a wóor te ñun ku defar dëkk bi la ñu bëgg te ñu ne ci dëkk bi defar nañ seen bopp ba jekk te nit ñi jekkagum am déet Abdou wax boobu da nga ko war a waxaat ba pare ngeen tàcc ko dëgg la de am déet ñi dëkk ci dëkk bi ñu jox leen dëkk bi defar nañ seen bopp ba jekk waaye dëkk bi jekkagul de ñun de suñu talibee léegi rek maa ngi Adja Ndeye Mbaye mii toog amuñu fu ñu jaar cim ndox sama xarit bi ma diggoon ndékki tey ci suba waroon maa seet si war a jóge ba Mermoz taw ba soob ñu ne ko boo jaaree Unité 14 paan te xam naa ni du ma seet si kese daa mujj fomm sama xam-xam jeex sa bopp toj ma ni man lii xaw ma fu ma jëm te booba préparé naa ndékki li dem leb ñetti kanet ak ñetti bitéeli ndoxi kerem ñëw teg leb juróomi nen teg leb genn wàll walaatu diwlin teg lépp soble poobar teg toog di ko xaar ak tuuti kaani waaye bi ma ne allo Ndeye ma ne ko ay diw mu ne ma dama bëggoon ñëw mais nee nañ seen foofu dafa am ndox ma ne ay fu ma jëm ay yàqu naa waay te boo borom bitig baa ngi jonkat ni ma doo buuse 1 mètre 5 minutes laa la may nga ñëw fay ma waaye damaa takkaat lépp am fu lay dem delloo ko nag mu ne ma duma ko laal ña fa nekkoon nag ni ko dajjiwu ko jëlal sa yëf ma delloo ko lépp beurre baag yooyu moom dama koo jël ak fromage gi baag yooyu ndax dani ma duma ko laal waaye boisson baag yooyu dama koo nax sax teg ko ci mbuus ni ko seralal ma ko rek maa ngi koy jël si kon ñun ku defar dëkk bi la ñu bëgg ngay xale nag di jeune tabaarkalla macha allah amoo benn nag initiative bu rafet lu dul Parcelles Assainies ma ñor moom lay defar moom lay ànd ak nag ñi nga xam ni bëgg nañ lu baax tubaarkalla ñu àndandoo defar Parcelles Assainies Parcelles marché yi am nañ problème tabaarkalla assainissement bi doxul jigéen ñi sonn nañu problème yi bari na te lépp Parcelles Assainies la Kébé ñu gaa leen mbay te buñ la joxee parcelle nag di nga ko defar ndax dal ni ko regg moo neex a bokkal bala ngay defar sa bopp di nga defar parcelle ndax nag boo jëleem réew xiif ñu jox la ko bala ngay jox kenn da ngay lekk ba suur doo ko joxe waaye yow xiifoo nga ànd ak nag ku baax muy Adja Ndeye Mbaye mii toog mu vie Adama Mbaye ba baayam di nekk fii ci parti socialiste boobu moom jeune la ñuy ànd ak moom ak Fane Mbengue Thioune àndee ni day ñëw ci jataay bi ni bu dee benn minute sax moo ñaanal ko jataay bi loolu sant yàlla te nag lu tombe rek moo waral di bëgg a jël kàddu imam ñëw yal na yàlla nangu ca laf ca kon ñu bàyyi imam parce que xaj maa def ni moom ñi moo fi waroon jiitu sax waaye am وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. imam jërëjëf Samb yal na yàlla fay. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp macha allah bon di wax ne man xam naa sama grande sœur Fatim bu waxee sax waruma wax. comme ni ko sama tata Marie Cissé waxee moo ñu yar ñun ñëpp màggandoo HLM Grand Médine donc ñun ñëpp nekk benn Ndeye Assou ñu dëkkoon ñu dem ba lien yi gën a liyewu
noonu laa ko mën a waxee muy sama sœur boole mag ñoom Fatim ñu téye ma comme seen rakk seen yaay aussi bu muy dund même chose lu mu doon wax ñoom Astou Fatim Adam seen sœur la du ma ciy bëgg a wax parce que man chaque fois que ma tudd ko sama xol day tooy parce que daf ma téye woon comme doomam tata yi aussi même chose tout le temps conseil yi tout le temps def leen nii def leen na le donc alhamdulilah rek ñëw nag man fa représenté fi suñu groupement ndimbalu jigéen bu nga xamante ne man maay responsable marketing commercial bi madame Diagne di la présidente donc Malick di suñu frère Malick di suñu frère donc Malick di suñu frère groupement bi ay jigéen doo nga ci ne mais bu góor doon dugg ci biir moom il sera dedans parce que newul ci biir groupe bi mais tout le temps ay conseil am lépp lu ñuy def rek loxoom mu ngi ci kon lu naan balaa ngaa dàq kéwél mu dem ci àll ba da nga koy dàq mu jëm ci biir kër gi defe naa j'ai bien parlé voilà. Sadbou Touré kon li ñu wax rek directement Mbaye Yékini gannaaw bu la nuyoo dégg la lan moo waral initiative bi ak xalaat bi nga romb ñëpp daal ni man daal sama drapeau bi Hadj Malick Kébé bu taxawu Dakar bu président Khalifa Ababacar Sall laa ko tuddee nga ko xam ne rek borom jom la parce que ku tuddee taxawu Dakar taxawu Sénégal drapeau mooy tuddee nga ko askan wi waaye tuddee nga ko nit ñoo xamante ni ay nit ñu am détermination ñoom engagement ñu bëgg seen réew ca di dundee seen réew di ko jariñ di ko taxawu kon Mbaye yow lay jox kat lu waral bis bi ak ban xalaat nga am ba tax lu tuddee Malick Kébé drapeau bi. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant sama yaay booy rafet yu jekk yi toog fii di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay ak samay sœur yu fi toog yëpp di wax ni ñoo ngi jégalu aussi si retardement bi. parce que dañu amoon làmb bu nga xamante ni fa lañ demoon muy arène nationale diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye loolu moo ñu guddeloo mais xëy na peut-être lii nii sax mën naa ne son excellence daf ko yéex a sax programmé parce que li tax mooy que ni ñàkkul ni wool na leen te heure bu mu leen woo sax lii day wane ni seen taxawaay si moom ak seen xol si moom. parce que démb si guddi lañ programmé lii yàlla suñ borom antul ko kon amuñu lu dul di leen jaajëfal te di leen gërëm amoon na presse yu bari nag yu waroon ñëw lu waral loolu mooy que dañoo guddee parce que ñu ngi si arène nationale bi kii nii sax boo gisee dafa bàyyi foofu jigéenam mu àggaleel ko mu mën a ñëw si pour bañ a ratali bu ñu weesoo loolu nag jëmm ji ngeen gis muy Malick Kébé ñun dañu amul fayam ñun waa Parcelles. ndax mi ngi taxaw waa Parcelles yemul si taxaw maire yeeg paa yi mais tey association nawetaan yi bu amee jour yi am nañ si moom yaakaar da la ñu taxaw rawatina mbër yi nga xamante ni ñoo ngi Parcelles kenn xamu leen te ñu ngi bëre am yaakaar si làmb ji saa ñu amee combat ñëw taxaw ko ngir mu jëndal leen ay bloc def ay soutien am kon kooku amuñu fayam rawatina nag mu am taxawaay bu am solo fii si Parcelles bu am solo boo xamante ni ñun dañu war a ñëw taxaw ko parce que buñ gisee kuy taxaw Parcelles am yërmande si jeunesse si Parcelles ñun tamit war nañu mën a bàyyi suñu lépp ñëw taxaw ko loolu daal moo tax ñu gis lu rafet lu muy def ñu ne pourquoi pas ñu pare na ko drapeau jox ko combat bu mag muy Cheikh Tidiane Niang Ndongo Lo moom mi ngi asalem Grand Médine Ndongo Lo mi ngi Grand Médine bii te combat boobu incha allahu rabbi waxuma la sax moom si kàttanu suñ borom bépp jigéen bu fi toog bu ne boo ñëwee sa xol incha allah jour boobu dina sedd xam ni taxawu nañ ko bu baax a baax di ñaan yàlla suñ borom may ñu di dugg si bisimillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin te it gis nañu nu muy taxaw xalifa wax dëgg fa yàlla gis nañ nu muy taxaw xalifa te taxawaay bi rafet na amuñu lu dul di ko gërëmal ak di ko jaay jëfal franchement mu tombé nag le 3 juillet ñu koy def Iba Mar Diop ma woo sama idole sama référence sama lépp muy Yaxya Diop Yékini fu ma toog ak fu ma romb fu ne ñu naa ma loo maanaam
famille la wala lan la quoi frère la wala da ngeen bokk ndey ak baay yu demee noonu man leen bokkuñ dara yàlla moo mën a bind ma doon ndaw bëggoon Yaxya doon fansam xëy na roy dàq bi sax moo tax maag moom ñu am trait ma wax ko nag sama journée bi grand combat bi ki ma ko tuddee muy Malick Kébé nekk Parcelles Assainies di jàppale Parcelles Assainies mais dafa waroon ñëw ci jour bi mais moom dafa am mbapat bu muy organiser le 3 juillet moom tamit mais xëy na surprise peut-être mën na am ci diggante bi mu ñëw def fa benn 10 minutes wala 5 minutes mu dellu si waat ngir borom jëmu ji parce que ñu ngi ciy waxtaane ba démb si guddi rek maa ngi ko koy wax di leen jaajëfal ñeen ñëpp awma seen fay te di jégalu encore une fois ci retard bi nga xamante ni am na ci maa ngi jégalu bu baax a baax di kontaan ci jëmm ji yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla may wér yal na ko yàlla may tal ak fekke lii moom maa la ko wax son excellence incha allahu rabbi bu soobee suñu borom boo ñëwee le 3 juillet à Iba Mar Diop sa xol dina sedd guy incha allah si kàttanu suñu borom jërëjëf. di am contentement ak mbégte seen teewaay fii ci HLM Grand Médine fii nga xam ni dëkku Maam Limaamu Laay ci cité boo xam ni mun nañu wax ni cité bu calme la nga xam ne ay intellectuel ak ay cadre ñoo fi ne mu nekk ci xolu Parcelles Assainies voilà. avant tout damay ñëw rek ci nga xamante ni moom mooy sa relation ak ki nga xamante ni moom mooy jëm ju toog di Mbaye Yékini relation bi naka la dem. waaw Mbaye Yékini Mbaye dafa nekk nit ku baax am suma benn xarit boo xam ni moom tamit nit ku baax la xam nga li ñuy wax rek nit yu baax ñooy dox di daje moom gis ma liggéey may def ci biir Parcelles Assainies mu ne ma Hadj Malick gëm naa ni yow war nga mën a ànd ak kii di Mbaye Yékini ngeen ànd parcelle di ci def liggéey bu mucc ayib rawatina li nga xam ne moo jëm ci wàllu sport ne ma xamal ma ne Mbaye Yékini jàmbaar la bi ñu toogee ma xool plan de carrière am gis ni nekk na benn promoteur boo xam ni jot na ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu politique bi ak ci wàllu suqali gox yi ñu ànd ak moom jàppale suñu frères yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir parcelle te yàlla effectivement donc may leen ñu nekk ci wàllu bi ci wàllu làmb ji mu di sport et di culture parce que làmb dafa am ñaar yu mu làmb mooy ñaar yi mooy sport la et culture la donc culture ndax effectivement ñun balaa tubaab bi di ñëw lii la ñu mës a xam làmb la ñu xamoon moo doon suñu po moo doon suñu ree bu ñu demee ba ngoon suñu yaay yeeg yàlla xam ne suñu maam yi fi nekkoon yëpp daal lañ doon def làngal mag ñi daan bëre bu guddee effectivement ñu def lu ñuy wax lu mel ni taal effectivement taal ci diggu ëtt bi wala ci diggu village bi feccandoo reewandoo ku ñu daan ak ku daan ñëpp ànd doon benn loolu nag bu dee dañ ko war a delloo si waat war ko dundee parce que ñun loolu la ñu xam donc li nga xam ne mooy jàppandiku am ci parce que sport profession la donc léegi sport léegi gis nañ fi ñu bëri ñoo xam ni dimension sport yóbbu na leen ko sori tey ñu ngi am contentement di gis suñu mbër yi nga xam ne tey ñu ngi nekk dem ci MMA donc foofu di fa am xaalis bu takku te loolu defuñu ko fenn su gox yi fii lañ koy def donc ñoom mbër yii Mbaye Yékini li mu def jël mbër ñëpp parcelle lañ dëkk Parcelles Grand Médine lu ñu am ñoom nañu jàpp ni fii la ñu koy def ñoom parce que ñoom amuñu fudul fii seen soxna yaa ngi fi seen doom yaa ngi fi lépp loo xam ni war na leen fii ci parcelle dañu ko yëkkati def ko fi waaw bu ci dalee ci Modou Lo ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom lépp sa mbébét yëpp mooy parcelle suqaliku dafa yemoog nag ñun ñii nga xam ni yàlla def man mi nekk HLM Grand Médine yàlla def ma yàgg ci langue politique bi may juriste en même temps yàlla may ma jàng bi nga xam ni mooy affaire aménagement ak affaire assainissement donc ma ni nag loolu bu amee donc ma ni tamit war na ma samp sama ndënd moo di que kii nga xam ne mooy le président Khalifa Ababacar Sall ku ko xam ni liggéeykat la ku ko xam ni nit ku ñàkk caaxaan la ku ko xam nit ku am yar la mu yar ñu fu mu ñu war a yaree préparé ñu fu mu ñu war a préparé ba ñu jàppee ne ñun jot na sax daf ñu ne jotagul woon tey bu demee ba taxaw ne Malick jot na jug leen ngeen taxaw ngeen lépp loo xam ni war na muy projet bi nga xam moom la bëgg tëral fii ci Dakar
jot na ngeen feggali loolu nga xam ne moom mooy projet bi donc ñun tamit dañu am contentement ak mbégte ca cër boobu ñu jox ñu fexe ba nga xam ni projet boobu la président Khalifa Ababacar Sall bëgg a def ci Dakar ñu jël projet boobu effectivement donc gën ko expliquer waa Dakar parce que mun nañu wax ni tey projet boobu fii ci Parcelles Assainies fii la projet Khalifa Ababacar Sall tàmbale fii la Khalifa Ababacar Sall defee tali yi fi nekk yëpp ñu defaraat ko parce que Parcelles dafa rëy li nga xam ni effectivement donc mooy centre de santé bi aussi Khalifa li mu ñu waxoon lu leer la ñu waxoon daf ko bëggoon def spécial centre de hôpital de niveau 4 hôpital de niveau 4 boo xam ni dina am toutes les commodités parce que Parcelles tey population bi dafa rëy on est à 130 000 habitants c'est du sérieux et mun nañu wax ni aussi ay R+1 R+2 R+3 te loolu nag bu amee biir Parcelles dafa am benn njàng boo xam ni ñun ñi nga xam ne jàng nag ñuy urbanisme effectivement donc du aménagiste dafa am effectivement donc des canaux effectivement donc d'évacuation et des canaux effectivement d'assainissement yoo xam ni jot nañu installé ko fii ci biir Parcelles donc Khalifa nekk ci projet yooyu yëpp et pavage bi tamit ak li ñu waxoon nekk Parcelles sans sable bëri nañ bu ñu nee Parcelles sans sable mu jaaxal leen mun nañu wax ni bu ñu nee Gueule Tapée wala Médina fépp amoon suuf mais bu ñu nee Parcelles sans sable rek lu war a mën a nekk la dañu war a jàpp ni rek ñaar laay wax toujours pour nit ñi mën ko comprendre mooy effectivement donc les allées on mettra des allées effectivement sur 2 voies donc si effectivement il y a 2 îlots bu ñuy wax ñaari îlots ci tubaab mooy ñaari alignement wu kër xam nga kër dañuy nekk nii allée bi ñu toog nii tey allée boobu fii ñu toog dañ fay créer benn voie boo xam ni dañ koy pavé bu ñu pavé loolu rek mën nañu wax ni kër gu ci nekk woon nga moom mottali li ci des loolu rek loolu daal moom moo fi nekk ci te Parcelles nag damay dégg di wax banlieue parce que ñun ñuy jàng urbanisme dañuy wax ne Parcelles du banlieue parce que Parcelles dafa organisé c'est ay tali ngi fi c'est bien urbanisé quand on dit bien urbanisé lotissement yi ça a été très bien fait c'est-à-dire que kër gu ci nekk am nga sa placement et bayaal yi ñu fi bàyyi aussi tamit moom la ñuy wax des équipements yi mooy am na ay bayaal yu ñu fi bàyyi am na ay équipement poste de santé équipement école yi fi nekk yooyu yëpp ngi fi bon mën nañu wax ne am na ay débordement aussi parce que am na ay équipement yoo xam ne dañ ko fi bàyyoon biir Parcelles nga xam ne dañ ko fi bàyyi pour ay espace aménagement effectivement pour que nit ñi mën a nooyi ñu jël ko tey effectivement jaay ko yooyu xew na fi mais yooyu yëpp aussi tamit dañu jàpp ni rek xëy na ñi fi njëkkoon a nekk dañu xaw a réer ci yenn mbir yi mais ñun am nañu envisagé nañu ñu fi yàlla mais incha allah li nga xam moom la ñu namm fii ci Parcelles dinañu delloowaat loolu nga xam ne mooy équipement yi nga xam ni waa Parcelles dañu ko namm nga xam ne Parcelles mën a nooyi ku dugg Parcelles soo tolloo fee ca yëngu leen rek boo gisee Parcelles rek di nga xam ni taaru Parcelles changé na loolu moo ñu yëkkati tey di am mbégte ak contentement rek seen ñëw fii ci HLM Grand Médine di féliciter encore Mbaye Yékini. ñu ñëw tamit ci combat bi du mën a ñàkk ñu xuusi bu baax a baax mu doon ñaari champion yoo xamante ni kenn ku ci nekk rek doonatoo ku ñuy présenté ci réew mi fii nii nga xamante ni ku ci nekk rek ñoom ñaar mbëru gox la tey ñu jël tey ak tamit dayo combat bi ñu jagleel la ko ban yëg-yëg nga ci am. waaw yëg-yëg bu rëy rek yëg-yëg bu rëy laa ci am wax dëgg yàlla parce que boo dee doomu Dakar dëkk Dakar ñu jël mbir jagleel la ko te say mbokk ne fi ñëpp ne fi te ngay lébu nekk ci diggu Dakar doo am lu contentement bu rëy ngay am parce que buñ ma tuddee drapeau rek tuddee nañ ko lébu Dakar yëpp tuddee nañ ko grand sëñ yi fi nekk yëpp tuddee nañu ko nag ñi nga xam ni fa laa bokk mooy sama langue politique président Khalifa Ababacar Sall parce que moom lu ñu jox ñun moomuñu ko moom moo ko moom parce que moo ñu formé taxawuñu taxawaay bi donc ñu tamit du def dara du ñu yëkkati dara du ñu wax dara du président la ñuy wax Khalifa Ababacar Sall moom la ñuy jël jébbal ko donc di wax ni rek ñaari mbër yi ñu ngi leen di encourager di leen wax ni rek nañu def plus de sportivité xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof sportivité mooy ku ci nekk na nga gën a fàggasdiku rek waaye ku nekk na nga def fair play mooy indi jàmm ci lépp lu ñuy def waaw un esprit sain c'est important parce que ñu ni neen la may wax ci langue politique bi laay wax ci wàllu sport bi langue politique bi yàgg naa wax ne nous sommes des adversaires politiques mais on n'est pas des ennemis politiques on est des adversaires politiques parce que moi pourquoi ma ne on est des adversaires politiques parce que muy man di Moussa Sy di képp koo xam ni Moustapha Kane wala keneen ku nekk ci biir langue bi fii keroog bi Demba Dia yàlla def mu génn àdduna jóge Europe ñëw ñun ñëpp ñu ngi woon aéroport jour boobu mais jour boobu ñun ñëpp ku nekk fàtte nga sa bopp waaw parce que ñu xam nañ ne jour boobu ku nekk séq nga ak Demba Dia man mii su ma doon wax ma ak moom du ma waxee mënu ma yow juriste nga war a bokk ci langue politique donc yooyu dañ koy fàttaliku di wax ni rek nañuy fàtte du ñu ay ennemis
nañuy xam ne ay adversaire lañu langue kii bi tamit moom la sport bi tamit loolu la les gens ne sont pas des ennemis ñoom ñëpp ku ci gagné rek parcelle nga gagnal ku ci gagné rek gox bi nga gagnal yàlla taxawuñu yàlla sàmmuñu yàlla sàmm doomu aadama yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam. dëgg la kontaan nañu. ñu dalal sunu frère bi. Naar yaay